parce que suñu jógee ñu ngi ni am na 13 quartiers yoo xam dafa am problème d'assainissement kon man maa la njëkk wax ne y a problème. du dëgg. kan moo ko créé ñun ñoo ko créé. mais ces problèmes existent man la dañoo def plan de développement de la ville. seet li nekk problème dans la ville ñu ni pour saafara ko lii la laaj. ñu jóg ne ci loolu la ñu njëkk a def mooy déggoo avec une ville allemande bu jumelée avec la ville de Thiès. wàññi ndox mi doon ñëw fi li daan ñëw fi ëpp na lii. nan lañ ko wàññee mooy comme Thiès ay plateau ñoo ko wër. booy dem Kisaan maanaam plateau Kisaan boo jëmee yoonu Sindia. plateau bi nga xamante ne boo jëmee Alub Kaañ ak plateau bi nga xam ne côté Morolan. yooyu ñoo wër Thiès. te nit ñi ni ñuy dundee dañuy am tendance di déstabiliser écosystème bi. ba nga xam ne ndox yi bu masaa taw ci plateau yi ndox ma daan rogalaat jëm ci déeg yooyu amatuñu. donc parce que nit ñi ni ñuy dundee la maanaam gàncax gi waroon di téye ndox mi. ak di ko orienté ci déeg yi amatul léegi ndox yooyu yëpp nag ñooy converger vers cuvette bi nga xam ne fi gën a xóot léegi te foofu gën a xóot fi ñu lay won nii dafa dend ak fi ñuy wax Jules Sagna. Jules Sagna dafa am benn daloo boo xam ne depuis tubaab yi. dañ ko defar ci suufu raay bi. moo tax ndox mi du gaaw a dem non ndox mi war a jaar mais ndox muy dem la quand même. te daloo bi ndox mi mënatul am maanaam mënatul bu doole bi muy ñëwee. mënta jàll ci temps bu gàtt. kon il faut redimensionner. dalo yooyu mais dalo yu nekk suuf raay ñaata lay coûter pour nga redimensionner ko loolu mooy la vérité donc liggéey boobu mënuloo ko def ci ñaari fan. déjà li ñu njëkk a réussir mooy gis nga ndox mii ñëw foofu wàññi nañ ko mooy dañ ko kar ci plateau yi. def ay ouvrage creusé ay ouvrage pierreux def en sorte di baare ndox mi di ko tegal ay obstacles ba muy infiltré wu c'est-à-dire zone yoo xamante ni ay xeer yu xonq fa nekkoon léegi boo fa demaatee day am ñax lu réeroon amatul woon curi feeñaat na donc ñi ngi réhabiliter les écosystèmes. est-ce que ñi xam ngeen curi xam ngeen curi. est-ce que xam ngeen curi. expliquer yow xam nga curi maa ngi yow yam. non xëy na ma xam ko ñii duñu xam curi. non curi moom suñu clic ko xam. waaw ñun suñu clic xam nañu curi waaye xale yi duñu xam curi. voilà curi dafa lentille. dafa mel ne comme. lentille ñebe. ok waaw xam nga tey comme lentille bu ñuy wis xorom rek. vraiment da ngay gis tey jii. si je connais. voilà da ngay boo jëlee petit pois la gën a nuróol. voilà comme petit pois la gën a nuróol. gars yi di ci def xorom. daan ci xewlu donc commencé nañu waa Thiès mais côté boobu. kon kay Thiès avance monsieur le maire côté boobu mais Thiès avance. ah oui léegi loolu. non dama la wax ni li indiwaat curi. dama ne li indiwaat curi. mooy zone yooyu wër Thiès nekk ay plateau. daan téye ndox mi. plateau yooyu daan téye ndox mi nga xam ne ci wàllu environnement ñi am xam-xam ci wàllu environnement. xam nañ li may wax lu mu doon. c'est-à-dire que loolu daan téye ndox mi ak daan ko orienté ci déeg yi ak rôle bi nga xam ne. ci wàllu environnement bi déeg yi daan nañ ko joué. ñu xëy du jour la dama gisatoo benn déeg. ci waroon Thiès donc ndox maa ngi dem mais parce que ndox mi dematul foofu. parce que fi ñu daan def loo xam ne dina mën a téye ndox mi di dundee ndox mi ak di ko jëriñoo nekkatu fa. fi nekkoon àll nekkatul àll dëkkee nañ ko. fu ñu la doon wax forêt classée bi lu ci bëri ay nit fàq nañ ko dëkk fa. ndox ma doon taxaw foofu taxawatu fa ndox yooyu yëpp biir Thiès la jëm. mais su jëmee biir Thiès te waajaloo fu muy jaar. voilà. mais il est clair que. ndox mi dina am moment boo xam ne nii lay demee. voilà waaw kii mu jël. waaw vas-y waaw. monsieur le maire dañu jógee ci assainissement ñëwaat ci politique. parce que nee nañ yow tey soo déggee monsieur le maire yàlla ak Idrissa Seck la. nga wëlbatiku. mais mënulu ma leen dara. est-ce que Mamadou Ndiaye mënulu ma dara sama clic gi. parce que man bëggoon naa ko laaj déjà en dehors de vidéo boobu noonu jot ci internet boobu sur Twitter lan la amaat ci ay questions wala ci ay commentaires ak hashtag bii di déclic TFM mais bon tu peux toujours poser la question seulement compte à rebours jeexitalu émission bi tàmbali na puisque demain matin on doit encore retrouver téléspectateurs yi donc questions yi dañu koy gàttal réponses yi itam dañu koy gàttal parce que am na ay nit yuy xaar ay messages yoo xamee ni dañu ko yóbbante ki nga xamee ni mooy monsieur le maire Talla Sylla donc question politique réponse voilà tey yàlla suñu déggee monsieur le maire Talla Sylla yàlla Idrissa Seck la ñenn ñi sax nañ dafa sacrifier ay poulain wam pour teg la mairie nga wëlbatiku ànd ak Macky Sall est-ce que soo wéetee doo am sentiment de culpabilité nga wéet sa mairie déggoo Idrissa Seck lan la lay def est-ce que monsieur le maire dina briguer un deuxième mandat si ñenn ñi nee nañ defoo sa un cinquième Idrissa Seck donc voilà question bu gàtt réponse bu gàtt parce que compte à rebours commencé na ku yor cër parce que du nguur moom nguur benn la yàllaa ko yor ku yor cër ku ne yàlla moo la ko jox ak lu ci nekk nag fa nga koy jaarale wax naa démb ne fii ci Dakar ñun ñu ñoo doxoon ba Benno Siggil Sénégal am man je peux dire man maa ko dox Benno Siggil Sénégal am
en 2019 man maa dox maa dajale ñëpp présider la réunion won leen benn yoon ba Benno Siggil Sénégal am ba Benno Siggil Sénégal daje ci la Khalifa Sall nekk maire. du dëgg mais yàlla moo namoon mu nekk maire du dëgg. dañoo dajale Thiès créer ànd defar Thiès réew mi bokk ci nekkoon la principale force PDS bokk ci bokk gis-gis bokk ci Benno Jubal bu Bamba Dièye bokk ci ñeneen bokk ci ba muy 15 organisations ñu allié dem def élection bi ñu defee élection Idriss Seck nekk président conseil départemental ma nekk maire de la ville ñeneen nekk maire commune ñii nekk ay adjoint ñii yore yeneen i cër loolu ba ñuy waxtaan di def alliance ak di ànd ca campagne ba kenn fëggul dëndam ne man maa yore loolu démb la woon et je pense que démb la te tey ji mënatuñoo lijjanti loolu kii day wax nii la ko gisee kee wax nee la ko gisee te je pense que le plus important pour Thiès mooy qu'est-ce que Thiès pense de son maire loola da ngeen di dem Thiès ngeen laaj waa Thiès lan la ñu gis ci sama taxawaay est-ce que waa Thiès ñoom la ma sartonte woon ak ñoom bañ may dénk seen dëkk est-ce que maa ngi ci wala newuma ci c'est la seule am na loo xam ne mën naa ko def léegi puisque yaay wax waxi temps réel je demande à une équipe de TFM Thiès ñu génnal ma ci yenn tali yi yónnee ñu ko comme ça ñu woon ko monsieur le maire on verra en temps réel ndax assainissement bi dox na ndax ndox mi dem ci fi xóot dem na mais en attendant avant de retrouver internautes yi tase nañu ak waa Thiès ñenn ci sa ay collaborateurs am na ay kàddu yoo xam ne ni fësal nañu ko jëm ci sa taxawaay ca mairie bu Thiès bu fekkee noppi na ñu tegal leen ko puisque ñu ngi ci tic tac balaa ñuy jeexal. neex na àndal ci liggéey ndax dina la déglu dina la jox cër ba pare ku jox cër élu la ku jox cër conseiller municipal la loolu moom dañ koy wax ba mu mat sëkk. ensuite en général xalaat booy am boo ko indee ci moom li ci ëpp daf lay bàyyi nga doxal bu la dénkee aussi dina la bàyyi nga doxal man nag bi mooy sama deuxième mandat en tant que conseiller de la ville de Thiès waaye ci wàllu gestion moom amu ci morom ndax boo seetloo ci mairie bi li gën a sensible muy commission des marchés bi nga xam ne maire yu bëri dañ koy xëccoo téyel ko seen bopp commission des marchés au niveau de la ville de Thiès première adjointe bi la ko bàyyeel te moom mënoon na ko jiiteel Maïmouna Dieng tey mooy présider commission boobu lu mel ni commission domaniale bi nga xam ni wàllu suuf moom maire yi ëpp ci Sénégal dañ koy téyel seen bopp ndax fu bari dafay am ay coow yu ci am ak yooyu moom au niveau de la ville dafa jël lépp dénkuñu. encore na xam nga li gën a jafe li ma gis ci moom bariwul dama ko gis ci dañuy nekk njiit Talla Sylla bi ñu nekk bi ma ko gisee ak bi ma nekkee fii ci mairie bi fi may waxee nii ak yow mosul def dara pour boppam lépp lu mu def rek population la soxla mu ci dara man gisuma ci ma laal ci dara gisuma ci ma def dara pour moom lépp lu ma def rek population la koy defal du kër du leneen amul lu ma soxla pour boppam. ñoo bokk kañ on a grandi ensemble dans le même quartier événement marquant yi ma jàpp si moom daal mooy 93 man maa ngi créé woon mouvement bu ñu naan Daaneel Abdou moom mu créé GPA contre le régime de Ablaye Wade si la ñuy jàpp fii à Thiès en avril-mai 93 bon temps boobu ñu ngi sànnoon benn tract un peu séditieux contre le régime d'Ablaye Wade ñu jàpp ñu fii yóbbu ñu commissariat du port dans la nuit le lendemain ñu yóbbu ñu Rebeuss on a séjourné en prison maag moom pendant un mois et demi si la seetlu daal vraiment ñett caractère am si moom benn bi mooy conviction am na ko gëm lu mu gëm moom dafa naa ne du si dellu ginnaaw beneen bi tam am na courage politique parce que gëm dafa ànd ak courage aussi dans les événements aussi yoo xam ne dañ lay jéem a arrêté di la jàpp di la yóbbu kaso moom musul daw dal day taxaw je me rappelle ko bi ñuy jàpp man maa jëkk a présenté wu bi mu déggee dañ maa jàpp moom il est venu spontanément à la police. te mosuñoo sàccloo mosuñoo fenloo mosuñoo jaarale ci yoon boo xamante ne di yoon bu baax li may wax mooy première question bi ma ko njëkk posé bi ñuy xamante mooy lan mooy
maanaam ligne parti bi mun ma ligne parti bi mooy lépp loo dégg maanaam muy intérêt Sénégal ñi ngi ci lu dul intérêt Sénégal nekkuñu ci beneen bi mooy daf ñu doon wax ni nit da nga war a am fit nee na am fit mooy ñeme dëgg ragal tooñ. kon Talla dafa yàgg nekk leader lu jiitu muy judd bi mu juddoo it nekk leader parce que bi ñu daan ànd nekk xale maa ngi koy rappelé wu lu ñu daan def moo ciy jiitu daanaka moo newoon suñu njiit ci lu bari dañ daan ànd maanaam initiative yu bari moo ko daan jël kon lii du guléet ci moom. kon nag suñu demee ba nga xamante ne yàlla dogal na mbas mi ñëw en tant que maire mu jàpp ne kat lii moom da cee war a taxaw mu am ci taxawaay bu rafet bi kenn mënta def lu dul gërëm ak sant taxawaay bu kawee bi mu am. jàpp naa ne Sénégal tey jii kenn gënu ko am taxawaay ci mbas mi surtout nag mu jàppale taalibe yi sëriñ su baax si ne nañ leen jàppale muy sëñ Mountakha mu sëriñ Touba Xaadimu Rasuul muy sëñ Mbaye Sy Mansour moo xamante ne mooy xalif général des Tidianes ba ci kilifay diine yëpp ñëpp jàpp ne taalibe yi dañu leen war a jàppale muy une cible vulnérable mobile Talla di leen jàppale kon Talla. voilà donc ñu seeti woon yenn ci ay collaborateurs yu Talla Sylla ba tey dañuy def tic-tac pour gagner du temps puisque nous sommes presque au terme de déclic bu tey bi man ak sama clic te Talla Sylla ñoo bokk clic am na beneen message boo xamee ni jot nañu ko ñu bëggoon la ko dégtal nga dégloondoo ko ak téléspectateurs yi monsieur le maire. waaw nag la ma waxi démb rek mooy sama waxi tey ci moom sama waxi démb mooy sama waxi tey ci Talla maa yaay mu fonk ma xam naay ndeyam bu baax xam naay kan léegi nag yal na ko moom fu mu mën si nekk ci àddina xelam mépp ngi ci man man fu mu mën si nekk sama xelam ci moom ndax fonk na la bëgg la lépp lu ma soxla wala lu ma taxaw na ko Talla nangam su ko amee rek dana ko def su ko amul dina puuti ba am ko def jox ma waaw lépp lu ma kiiw ci àddina lépp loo xam ne def ko yàlla jëm nit ñi soor na tax waaye bu dul woon loolu leneen lan wax waaw leneen lañu wax nekk na nit koo xam ne lépp lu mu am denc lu ëllëg dara lu mu am rek def na ko ci doomu aadama lépp lu mu yore def na ko mbubu sax la koy ñaw tey suñu ko jox doomu aadama loolu wér na àddina bi maa ko jiitu ci taalibe bi wóor na yàlla wóor yonent bi wóor ñu may dégg man maa ko jiitu ci taalibe yi dañ daa ñëw sama kër fees dellu di seetaan télé ñëpp naan ma yow koñ bi yow dong yaa fi nangu nit ñi xale yi taalibe bi dugg sa kër di ko takkal man leen baax na ay doomi jàmbur lañu ñoom ñi ma yor ñooyam taal di leen jéggal di dugg ca saal ba du leen wax dara ndax xam nañu ay nit rek lañu comme ni fi ne kon loolu bu ko defee dama ci ànd sant ki bu yoroon leen sax nar ma ko yët sax joxal ma ko taalibe bi moom gën a yàlla sedd na lool waaw loolu doole góorgóorlu rek ndax yàlla def na moom ni mu nekk ba muy xale ba léegi bu ñu continuer dara du metti bëggul yëfi jàmbur bëggul alali jàmbur lépp lu mu am doy na ko bu du woon loolu ba nga gën dañ naa état si Talla ya teeraa si Talla ya waaye nag li nga yàlla dogal bu suñu borom bi dogal nag doomu aadama la koy nangu loolu bu suñu borom bi dogal rek doomu aadama la koy nangu ay kër ak ay étage ah ku sañoon am ko de waaye nag yàlla lu mu la jagleel nangul loolu rek ba keroog muy am ndax dara jot a yàkkam waaw lépp lu mu def rek ma di ko gis ci yoon la ko teg lépp. monsieur le maire jigéen ju baax ji mooy sa waajur bu jigéen mu nangul ñu def témoignage bi muy lu exceptionnel Samb ñu ngi koy gërëm bu baax ci nii mu ñu ko nangulee ñu njëkk a déglu sa ay collaborateur toftal ci sa yaay lan nga yëg. mooy yooyu yëpp dama ko déggee ni soñu. soñu bu fekkee nit ñi la gën a jege dañoo am benn gis-gis ci yow la woykat ba wax rek li nga jàppoon ba am lii bu ko bàyyee ti jig na la. te ñoom ñëpp li ñu boole
mooy taxawu doomu aadama. loolu moo tax su may wax nit mënuma téye taxawu doomu aadama. loolu moom mënta ne. nit moom bu fekkee ne sama waajur wi doon wax sama baay dafa génn àdduna sama jour 5e anniversaire c'était mon cadeau. mais dama ciy sant. ngir sama rakk yi nga xam ne ñoom ñoo sant Sarr te seen waajur bu góor génn àdduna 4 février bi passé. daf ci am kenn ci sama rakk yooyu ku tudd Awa Sarr dafa am doom ci novembre 2013 imam bi doon tudd ne nañu sant yàlla ci xew-xew bànneex bi mënu defal ma ne ko suñuy sant yàlla buñ ko yemale ci xew-xew bànneex nañ ko sant ci lépp lu mu def ndax lii nga tuddee xew-xew bànneex mu ne ma ne ko yàlla bu rey loon sama baay du am ndax kii am doom tey sama baay juru ko ma ne ko te keroog bi yàlla reyee sama baay mu ne ma ne ko sama ndey ji di soxna Samb bégul ay mbokkam béguñu te tey jii ñi ngi bég te ñi ngi bégee ci lu juddoo ca lañ bégul woon mooy kon yàlla moom lu mu def rek sant ko da caa war sama xarit yi yàlla moo ma booleeg ñoom ñu ci ay jaar-jaar mais ku mel ne dene ba bi ñuy def campagne ànduñu woon te campagne bokkuñu woon liste daa féete woon fenn ñu féete feneen yàlla dogal ñu daje ci biir conseil bi yàlla boole nu ci cadre liggéey mu ma bàyyi ko mu yore domanial bi maanaam foncier bi ku àndul woon ak man bi ñuy campagne moom laa bàyyi mu yore foncier bi tey jii ki nga xam ne commission des marchés moom laa ko jox mais bu ñu fàtte ni dafa bokkoon ci réew mi waaw maanaam ba ñuy campagne bokkuñu woon fu ñu féete donte ñoo bokkoon liste moom alors ñeneen ñaar ñi ci des kenn ki di Mouhamadou Abdoulaye Yakhine kooku moom ñoo yarandoo donc xam na keneen ki ci des di Doudou Amadou Yoro Diop woy juróom moo ko teg sama loxo depuis 98 ba léegi maintenant suñu mag bii nag doon wax di Souleymane Kanté nekkoon planton wu Senghor mi nekk premier maire u Thiès di jiite délégué de quartier yi dañ koy ñaanal mu yàgg fi te wér ndax la ma bëgg a tëjee ci loolu mooy sëñ Mounirou Sarr ca Tivaouane dafa wax ne ki yendu ci kër gi ba ñibbi jot bu fa toogatee di defar ay lampe dafa xalaat ña nar a fanaan mag mu mel ne moom mii 103 ans la am te day taxaw lever des couleurs donc su taxawee ba léegi di ñu gunge. am na lu tax dafa ñu bëgg a jàppale yàlla na mu yàlla may ko wér. amiin may ko ñëpp. amiin parmi politiciens yi am nga ci xarit. am naa ay am di jàmm. leen daal laa mën a wax noonu moom amu ko ci. amoo ci noonu. waaw déedéet. parce que man deful noonu wala dañ laa wonul ak noonu. parce que non du loolu man ñi ma woon ab ñu bëri woon nañ ma noonu. taala bëggul suuf. non ñu ko taala bëggul c'est que man bu taxawee fii ne. li bisu ñaay naan ay taala taala bëggul am na ñu ma def noonu ñoo xam dañ maa def noonu am na. loolu xam naa mais am nga ci ay xarit man maa ko deful kenn. léegi man nii rek dans la foulée. xoolal sëñ Touba Cheikh Amadou Bamba Khadimu Rasul mi nga xam ne moom laa teg ci sama kanam. yaa ngi dégg. daf ñoo joxoñ juróomi jikko yu war a nekk juróomi jikkoy sang pour kuy jiite. boo tiitee nga dese fit boo meree nga dese xel boo ñàkkee nga gore boo amee nga bokk sa noon te nga jàng maslaa ku la jikkoom sof xam nga su fekkee da nga nekk ci loolu gëm loolu di dox ci loolu nit mën na laa jàppe noonu mais yow bu ko jàppe noonu suñu noonu daal mooy feebar xiif mar rafle bëgg a jàngal sa doom te mënoo ko te yow doylu nga léegi dans la foulée ci li ma la laaj téléphone bii ma teg sa wet damay woo benn politicien nii rek paas la ko. xaw ma nag sa xarit lay tombeel wala sa noonu lay tombeel waaye man xam naa ki may woo. bu tëddul puisqu'il est minuit 4 et que compte à rebours fin déclic daanaka tàmbali na depuis 10 minutes mi ngi sonné. bu décroché ma main libre ko passe la ko monsieur le maire Talla Sylla voilà ça sonne allô. oui allô. voilà c'est bon allô. allô oui. Decroix. oui. ñu ngi lay nuyu man la Pape Cheikh Diallo bu Déclic mbaa yaa ngi ci jàmm. waaw Pape Cheikh na nga def. ça va ça va ça va ñu ngi sant maa ngi la woo en direct ci télé bi. waaw ndax dañuy invité Talla Sylla. bi nga xamee ni nag waxtaan waa ngi bëgg a jeex.
ma laaj ko ay xaritam ci monde politique bu Sénégal. mu ne amu ciy noonu ma tànn dans la foulée ki ma xalaat muy yow composé sa numéro jot la bëggoon la passe Talla Sylla. d'accord. voilà Talla wuyul Mamadou Diop Decroix. doyen maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax. yàlla nangu ziar Talla naka yitte yi. waaw noo ngi nii de di. yaa ngi waxtaan ak gars yi. waaw maa ngi waxtaan ak gaañ de yéen a ñu doon jàngal de ba nu nekkee gune. ndeysaan am na yu ma ci jot a suivre de. day macha allah. très bien. waxtaan wu am njëriñ la de defe naa ci ñi koy suivre. ñoom nag danoo nekkoon xaritu Mao Zedong. sunu grand yi. ci école boobu daal dañoo nekkoon xaritu Mao Zedong lool. marxisme léninisme armée de la pensée de Mao. ñooñu doon jàngal une force matérielle ne peut être vaincue que par une force matérielle. day feeñ ci taxawaay yi de. du dëgg nee na day feeñ ci taxawaay bi. waaw. daara ju am solo la woon de. yàlla xam na ko. macha allah. Souleymane Ndiaye mi doon wax léegi. ba ma nekkee ndoog moom prison. chaque jour lañ doon añee ci ñoom ñii la doon jógee. macha allah tey ban témoignage ngay def ci Talla Sylla. waaw Talla day xam nga nit moom da ngay seet. jikko ya lay tax nga mën a wax ne kii ku baax la. waaw sunu àddina léegi ji rawatina fii ci Sénégal doylu dañ koy war di bàyyi xel ci nit ki doylu nit ki daal bu doyloo dina mën a dem fu sore dina mën a amal njëriñ doomi aadama yi waaye doylu moom bu newul ci nit da ngay sonn lool waaye du sotti waaw Talla nag ko doylu la xam nga expliqué na leen lu am solo la nee na moom daal amul suuf jàpp na ne suuf daal li mu ci war a moom mooy bàmmeel xam nga kon mooy moomu ci dara ndax bàmmeel ba sax nekkatu fi buñ ko fay denc nekkatu fi kon loolu dafa tekki lu rëy ci rapportu nit ak àddina surtout ci guddi yi nu toll su dee yow da nga nekk maire loolu daal bariwut de lu jara rafetlu la maa ngi ko ci sant bu baax di ko ci ñaax mu gën a xam naa ne gaa jikko la maanaam du luy changé loolu moom du luy soppiku ci nit ndax jikko la loolu daal laa gën a naw ci Talla gëj naa koo gis gëj na noo gisee lool ah bon dëgg la oui gëj na noo gisee de waaye loolu laa ci xam lu am solo la daal ci nit waaw parce que boo doyloo rek moom yu bare day daal di yomb ci say mbir voilà donc doylu bi moo la doy ci moom ñu ngi lay gërëm ci ni nga wuyoo ba def sa témoignage ci monsieur le maire Talla Sylla merci beaucoup Decroix. merci beaucoup. bonne soirée muy nit ku baax. ñu woo ko rekk jot ko damay woowaat keneen mais cette fois-ci kooku ci ñun la bokk sànq bi ngay waxi temps réel ci la sàkku pour ñu wool ma Cheikh Anta Diop. bokk na ci équipe yu télévision Futur Média yu ñu nekkal foofee ca Thiès benn dëkk ñaari aéroport Blaise Diagne ak base aérienne bi Cheikh Anta ñu ngi lay nuyu mbaa yéen a ngi ci jàmm. Thiès a ngi taw ba tey wala noppi na di taw. apparemment taw bee tax amul réseau de monsieur le maire il faut nga régler problème mu réseau wu Thiès de. réseau d'assainissement ak réseau téléphone. à propos de réseau téléphone désormais chaque mardi dinañu àndandoo ak Free nag xam nga li muy def lu baax ci wàllu téléphonie mobile sénégalais yi gis nañu ko te bi bu ñëwee la xel yëpp dal donc lii Cheikh Anta dugg léegi jotuñ ko moo tax sama xel ñëw ci donc Free ngi fi pour sénégalais yëpp yi mu leen jagleel mën ngeen cee bàyyi xel à tout moment ci suufu écran bi à chaque fois ma ànd ak sama clic di leen gunge ci guddi gi ci télévision Futur Média yi Free jagleel ay kiliyaanam defe naa bëri na mën nañu
di ko xool en même temps ci ndimbalu équipe yi nga xam ne ni ñoo nekk ci ginnaaw xam nga Free daf leen jagleel li ñu tuddee Free Money et que Free Money moom ci boppam defe naa njëriñam fekk nekku leen abonné Free du ngeen ko mën a xam donc Free Money daanaka mooy calpe mobile bi nga xam ne ni dina la permettre nga réaliser sa ay opération yu ci mel ni recevoir xaalis jënd ay produits Free comme genre carte crédit forfait voix ak internet wala fay sa ay facture Free Business Senelec SDE ak ay boutique yu Canal Plus mën nga jënd itam crédit Woyofal ak Rapido ba noppi itam def paiement marchand ci kaw rek nga dem Free Money ak sa téléphone mën nga suivre transaction bi ci dièse 150 dièse wala nga dem ci application bu My Free ngeen mën ko télécharger via Google Play wala Apple Store donc ñu ngi gërëm bu baax Free ci seen jàppandal ak Déclic. D'ailleurs on peut regarder annonce Free le temps de revoir le réseau ak Cheikh Anta. la neex saa yu la neexee say forfait yëpp ci Jazz 150 Jazz toog sama kër fay samay facture ay payoor yu wér te wóor am dëgg mooy bi ngay bokk ak say mbokk ay njëg yu xewale Free Money kalpe bi lay jëriñ dépôt yu la dul dikkee dara retrait yu la dul dikkee dara ak ay transfert si 1% kese Free Money kalpe bi lay jëriñ Free Money si Jazz 150 Jazz Free Money est un service de Mobile Cash SA. voilà ñu ngi gërëm Free c'est les aléas du direct mënul ñàkk Free pour collaboration bienvenue ci Déclic gërëm tamit Mado Marc ñoom habillé je vous donne juste le numéro de téléphone su fekkee bëgg ngeen ci tenue bi 77 789 64 64 alors Mado Marc le luxe à l'africaine ñoom ñu ngi nekk Liberté 6 extension vous pouvez les contacter ci numéro de téléphone bi nga xam ne joxe naa ko léegi nii on montrera quelques modèles tout à l'heure balaa ñuy tàggatoo ak yéen donc deux partenaires que nous remercions ci seen jàppandal ci Déclic bi je pense que ñu ngi toll nag ci dernière partie bi muy jeexal bi ndax Cheikh Anta du ñu mën jokkoo ak moom xam naa problème bi ci taw bi la souvent réseau bi du baax noonu dinañu jéem delluwaat Thiès ci fan yi ndax Talla Sylla suñu xarit la dernière question politique. en fait ndax politique lay doon ci man wala. man basang yi muy lal def ko bureau rek laa bëggoon mu wax ñu. en fait boo ko laajul woon ma rus. parce que du man dong koy laaj xam naa ne Sénégal yu bëri yitteel na leen. bureau baa ngi nii. waaw lii man monsieur le maire bëggoon naa xam lu ko waral. bureau boobu. kenn mësula ko woon avant ma fay nekk. bureau bi nekkoon bureau Senghor. ndax bureau bi ay décennies ngi nii nit ñi ñemewuñ fa dugg. ñu tudde ko bureau hanté. ndax dañu ne amul benn maire depuis Ousmane Ngom mi toppoon ci Senghor bu fa yeggalee mandat. ñu gaafal bureau bi ne ku fa dugg da ngay dee. maanaam bureau bi daa amoon ay affaire daal. waaw non loolu lañ ko waxal. dañ ko gaafal. bi ma ñëwee man lenn dong moo may tee dugg ci bureau bi. mooy ngeen wan ma ne yàlla yilifu ko. ci laa décidé dugg foofu kon ay lënd fa newoon. ay lënd kon xam nga su fa amee lii dañoo war a sant. ñaareel bi. ña fa nekkoon am mobilier buñ fa def jëlee ko bitim réew mu ne fa man leen fii Thiès a ko moom suñ fi waree def mobilier dafa war a doon lu ñu defaree Thiès tant que ñi ngi ko mën a defar Thiès bu dee lu kenn mënta defaree Thiès ñu seet ndax mën na am Sénégal su mënta am ñu doo ko wuti feneen mais comme dépensé woon nañu ba pare ma téye ko juróomi at le temps de l'amortissement bi juróomi at yi matee may dem mission ma ne nañ jël matériel boobu jox ko ñeneen ci biir mairie bi ñu laaj waa Thiès ñoo xamante ni mën nañ koo defar bureau indi ko foofu yàlla dogal bi may ñibbisi fekk na ñañu ciblé woon ñoom formaliser wuñ seen activité boo formaliser wul sa activité doo am agrément mairie soo amul agrément mun leen def marché
mais bi ma yegsee ñu ne ma ndax dañ lay delluwaat bureau ma ni jamais mais ma lal sama basang mais bi ma lalee basang gi toog di liggéey est-ce que xam nga ni lu bëri ci réalisation yoo xam ne def nañ ko d'ailleurs diggante mois de juillet daaw parce que juillet daaw la woon ak léegi ci lii la comme pour te dire que du ça n'a rien à voir boo xoolee constitutionnel. mais looy def toog ci suuf est-ce que boo toogoon ci kaw du gën a gaaw. toogaayu suuf bi monsieur le maire sonal la non xoolal man maa fay toog nag. xam nga da ngay amee gan xam nga yaa fay toog mais moom moo bureau ba gan yi fay ñëw ma ne gan yi fay ñëw. fañ daan toog la ñuy toog parce que am nañu chaise yu ñu toog. du dëgg ñu toog tiim la. mais am nañu ci bëri bu ñu dikkee ñoom bëgguñu toog foofu ci kaw kilifa yi daan ñëw ci bureau bi tey jii ils sont plus à l'aise pour dugg ci bureau bi constitution Sénégal dañu cee wax nan la ñu aménager bureau. am na génnal ma benn loi bu wax naka la ñuy aménager bureau. dafa am lu rafet nag quand même monsieur le maire ay lali basang teg ci ay dossiers yow li est-ce que vous vous retrouvez ça très souvent. lu rafet ci kan. non mais ci gis-gis. mais xoolal depuis mbas mi tàmbali depuis le 14 mars je vis à la mairie parce que mairie nag hôtel de ville la. ci biir mairie bi nga dëkk. maanaam 14 mars ba léegi sama tànk tegewul sama kër puisque bu crise amee maire xoolal bu crise amee yaa may dégg bu crise amee maire dafa war a toog ci mairie bi ni président war a nekk ci palais généraux yi war a nekk état major gouverneur war a nekk gouvernance préfet préfecture sous-préfet sous-préfecture non déglu ma rek maire këram mooy maire yi njabootam bu crise amee laa law dama la bu crise amee njabootu maire mooy ñi nekk ci dëkk bi yëpp est-ce que yaa may dégg loolu hôtel de ville la maire yi tudd lu tax mu tudd hôtel de ville parce que bëri bu dalukaay la loolu mooy réalité c'est-à-dire bu crise amee le maire doit être à la mairie foofu mooy siège am. xalaa ma liir bàjjo bi loolu koy. mais te xalaa ma liir xoolal xam nga tey jii dafa am ñu ci bëri ci jamono boobu dégg naa ñu ci bëri ci ay réseaux sociaux yi. c'est de nouvelle génération. yu dundul loolu xamuñu ko. donc moo tax du ma leen tenir rigueur ci yooyu. parce que xamuñu mooy lan. ñun ba ñu nekkee gone bu ñu daan yar dañuy yar ci ay fo. mais foo yoo xam ne bu ci nekk dafa am lu muy tekki dañ lay wax bu mu jaaree ci yow. maanaam bu ñu nee xalaa ma liir bàjjo xalaa doo fi jaar. mooy man dinaa fexe ba feebar buy ñëw du jaaree ci man. corona bi am po nga jàppe woon. ban po non non kon yow yaa déggul wax ji. dañ ne kenn ku nekk bu ñu daan def xalaa ma ndiir bàjjo dañuy jàppoo. ñu ni lii bu na kenn ku ne fexe. ba bul doon ki muy bëtt jaare ci yow. suñu nee mesure barrière c'est d'abord individuel. mooy kenn ku ci nekk mesures yi matukaay yi nga war a jël. léegi soo jëlee matukaay yooyu feebar bi bu jaarewul ci yow. kenn ku ci ne am attitude posture boobu ne bu mu jaaree ci man bu jaarul ci kenn fu muy jaar ñun ci cadre boobu ñi nga xam ne xam nañu ne ñoom dañoo néew doole xale yi ñooña la ñu jóg nag boot leen rogganti leen mooy tey ji yàlla moo dogal tey ji ci émission bi déclic bi 99e jour ñuy dundal 15 650 talibé pour bañ mu jaaree ci ñoom kon wax la ni opération boobu ñu wax c'est du sérieux pour ñun. mais approche bi la c'est-à-dire defin bi boo ñëwee di way nit ñi sérieux bi ñu ci waroon àndal duñ ko ci àndal. mënoon nga ko seetee leneen waaw déedéet non. parce que suñu culture. mënoon nga ko seetee leneen wala beneen xeetu communication. booy teg boo xam ne xam nga tey Pape Cheikh ko tudd nit ñi di reetaan. te pourtant mënoon ñàkk parce qu'on parle de coronavirus. quand même sax dafa rëy moo tax du ma bëgg interpeller di jaare foofu. jàmbaar tey jii la yii am. ay télé ay téléphone ay réseaux sociaux amul woon. mais tey la corona aussi mais tey la corona aussi non avant corona. dama ni tey la lii am mais suñu culture message yu bëri ci woy lañ koy jaarale. ba ci diine. ba ci diine. et d'ailleurs li ñu gën a retenir mooy li jaare si woy. alors lu kon bu fekkee ne tey da ngay wax ak ay nit bu xool bu dee da ngay wax ak ay nit cible yi bokkuñu. yow xëy na jàng boo xam ne bu ñu la tegalee kayit nga liir nga dem. am na ñoo xam ne jànguñu. c'est-à-dire nit ku nekk ak façon ba ngay waxee ak moom. am na ñoo xam ne ay mër lañu par exemple ñooñu da ngay bàkku ñu sentir ci seen bopp. est-ce que amay dégg. c'est-à-dire que ñooñu soo bàkkoo ñoom daf leen di neex déjà balaa ñuy dégg message bi. suñ ko dégluwaatee gis ne message a ngi ci biir. alors loolu nag maanaam soo nekkee ci am réew dañu ne sébb bu tëye tàkk wet gu ne lañ koy uppee. c'est-à-dire que faut pas que nit considérer que moom ni mu gisee àdduna noonu la ñëpp war a gisee àdduna. li lal àdduna c'est le respect. gis nga bu nit ñi bëggee vivre ensemble dañuy jiital baatu respect. je pense que baatu respect boobu mooy permettre que nit ñi di demandoo. kenn ku ci nekk xam ne diw maa ko ëpp doole. mais dama ko war a respecter. diw maa ko gën a xam
mais dama ko war a respecter c'est pas parce que gën nga xam diw que da nga koy écraser woon ko ne ko xamoo dara yaa ngi dégg man maa la ëpp doole kon damay toog sa kaw maa la ëpp alal kon damay jënd lépp loo xam ne mën na la permettre nga dund je pense que respect boobu mooy la base de la société. Voilà à propos de woy Mamadou Mame Ndiaye wax na la ko ça a toujours marqué sénégalais yi def nañu compil bu ndaw jëm ci yenn ci sa ay bande yoo xam ne boobu ba tey ñoo ngi koy dégg Talla Sylla l'artiste. jàmbat doon faj tiis alkaande du doon lawtan ku gisati ndongo daara jàppe ko ni sa doom sa jarbaat sa set wallu xale yi jot na wallu leen ñi wallu jot na ñëw leen ñu àndandoo wallu xale 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 soxna Mariama Samb sama yaay yow yaa ma nampaloon te ma sàmm ma te ñaanal ma sama yaay man dey bëgg naa la lool yow mi foogoon ni bànneexoo mi ngi ci ay lijaasa yow mi foogoon ni sutura mi ngi ci ay lijaasa ba nga xëy ñu ni la naxee mbaay ci mim réew yow mi foogoon ni bànneexoo mi ngi ci ay lijaasa Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko Inch'Allah dina jot ci mandat bi yeyoo na ko Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko Inch'Allah dina jot ci mandat bi yeyoo na ko Macky Sall dina jot ci mandat bi yeyoo na ko Sëñ Bamba xalaat yéen naa pexe yàq yàlla jafeel jabon jafal Sëñ Bamba loolu yëpp ay woy la yoo xam ne ni monsieur le maire Talla Sylla woy na ko génne ko am na yeneen waaye dañu def compil bu ndaw rek daggate ko wan leen ni moom it artiste bu mag la souvent loo ciy dégg ci woy yi nekk maire nekk homme politique ba pare bëgg a woy parce que souvent ay yi fi woy ak yi fi yooyu dañu koy limite jàppe sax caaxaan. waaw xam nga li xale tubaab yi naan mondanité doyen Decroix mi doon wax léegi ñoom ñoo nekkoon ci jamonoy caada ji liñ caada mooy culture ci wolof aada la ko souvent nit ñi di tekkee aada coutume la jamonoy caada bi jamono boobu dafa fekk clandestinité la woon boobu parti yi reconnaître ñu leen te amuñu fu ñu waxee jamono boobu d'ailleurs boo xoolee revendication parti dañu doon wax égal accès aux médias d'État jamono boobu nit ñi théâtre populaire ak woy ci lañ doon jàlle message bi ñu doon jagleel peuple bi ñooñu fekk suñu école primaire jàngal ñu billaay ñu nga riire tugal jaar Amérique doog a tàbbi si Lat Joor xeex na ak Samori ba ñu boom leen ca xanaa xamoo ni caada ju réer gàcce gu rëy la loolu ñu jàngal ñu nekk primaire dafa yëbb ci ñun gunge ñu nag muy primaire muy ci nawetaan yi muy quand nous étions à l'université tey boo demee bu saa yu élèves yi des grèves étudiants yi di grève dafa amul lu ñuy woy nous disons non mais nous disons non boobu moo des ba tey te man maa ko bind maa ko woy ci biir université en 1987 88 alors loolu moo des c'est ça qui est resté parce que man gëm naa sur la base en tout cas de li ma xam ci suñu société
que li nga gën a bëgg mu taxaw mu des ci wàllu message société sénégalaise bi da nga koy jaarale ci loolu. waaw maintenant nag kenn ku ci nekk ak gis-gisam. saa yoo defee dara da ngay bàyyi nag nit ñi ñu am liberté ànd ci wala bañ cee ànd. c'est la liberté de voilà libre ak seen ay appréciation monsieur le maire bëggoon nañu wëy ak yow parce que waxtaan bi neex na ginnaaw mu ngi guddi li ñuy def rek mooy jéem peut-être bàyyi la da ngay dellu Thiès lu mu guddi guddi. ah ñun xam nga ñun nag ñun moom saa ñu ko mënee. loolu la ñuy def. mais nag ay sénégalais lañu. ay sénégalais lañu donc man mii Seetu Dial Diop la donc bokk naa Ndakaaru. te Pikine nga juddoo. juddoo Pikine. sama waajur yi ñoo dëkk Thiès. maa seen maam dëkk Thiès. mais am naa noonu laa amee maam yu dëkk Njàmbur. diggante Jéeleerlu si la. Kamit Samb ak Rimbax si la. donc ba ci njekki naan si la. donc loolu dama fay bokk. wëlbatiku bokk Saalum. boo demee tey jii xam naa ni xam nga Birkilaan. xam nga Mbos. Mbos waaw tëdd biti. xaw ma tëdd nete tëdd biti. bi jëm. xaw ma ko. Touba Mbella. Touba Mbella. Boselel 1 Boselel 2. ay dëkk la yu nekk Saalum. ña dëkk foofu Saalum lañ dëkk. donc foofu dëkk nañ fa xam nga loolu au moins def nañu sénégalais. nga xam ne di nga bàyyi xel ne bien sûr nit faaw mu am fu mu dëkk. te Thiès laa dëkk nag. waaw nekk ak ñoom ñu dénk ma liggéey ma di ko def. mais je sais que je suis sénégalais. te j'ai toujours répondu présent chaque fois que Sénégal soxla ma. ci lu ma mënti soxlawee. ma ànd ko ak d'autres sénégalais. pour wuyu moo waral tey jii tamit. bi ngeen ma woowee. et c'était plus qu'un déclic pour man. merci. voilà en tout cas ça nous fait plaisir ñun kontaan nañu yàlla dëgëral la loolu lañ lay ñaanal bu ko defee Thiès mën a avancer parce que xam naa ni loolu mooy sa objectif. et faire de Dakar la banlieue de Thiès. voilà c'est ça notre ambition. comme vous voulez lan mooy nar a nekk message. pour Thiès waa yi nga xamante ni Thiès waa yi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy seetaan. waa Thiès lan nga leen di wax. di leen ñaanal d'abord. ñu mucc ci mbas mi. di ko ñaanal ñëpp nag. waaye di leen wax lii ñu defagul ci diir bi ñu fi defagul. bi ñu fi nekkagul. muy liñ fi def ci ndimbalu président de la République muy liñ fi def ci suñu kàttanu bopp. muy liñ fi def avec suñu ay partenaires ak suñu ay xarit. loolu lépp lu mu yaatu yaatu pour ñoom xeeb nañ ko. yàlla nañ suñu borom may. yéene yi ñu am ci ñoom ñu am kàttanu yàggale ko. amiin waaye loolu am Thiès ci lu baax it ñi ngi ñaan mu law ci Sénégal ba ñëpp jot ci. amiin merci beaucoup monsieur le maire tey moo nekkoon ganuk deuxième numéro Déclic à partir de ce soir ñu fàttaliwaat leen ko on sera à table man ak sama clic. beneen yoon dañuy maye de. waaw mënul ñàkk de. beneen yoon maye ak woy. waaw yooyu yëpp woy bi sax xam nga nag lii mooy yow déjà sa woy yi ñëpp ànduñu ci. moom laa la wax. benn mooy man soo man nañ ko testé léegi may ñu benn monsieur le maire may ñu benn su ma mayee nag ki may may damay tànn ku dëkk Dakar. ñun Dakar non waaw damay tànn ku dëkk Dakar. waaw ku dëkk Dakar Aïssatou Diop Fall sa xarit. waaw moom yaay mooy sama xarit. léegi damay tànn ku dëkk ñaari tali. Malick Diakhaté moom da doon def bu feebaree rek. daal di woo soxna si wala ma Fatou mu ñëw mu ne ko defal ma maafe léegi kee dem di defar maafe bi bu toogee ba mu yàgg mu ni wala ma Fatou bu ñëwee mu ne ko defal ma dëxin mu ne ko ah maafe bi ñu teg nag ñu jaay teg nañ maafe ba pare mu ne ko waaye yokku la ci dëxin mais bu xoolal bu waxee loolu ba pare ba Fatou bëgg a wëlbati gi ne waa baax na ni jaay mu ni waay booy toogee te ba mu yàgg daal ne woo leen ma Fatou ji woo mu ni sombi tamit ak sombi yokku leen ci sombi bu Fatou ne ko waa yaay ak nijaay li ñu teg lépp mu ne waaw waaye ak sombi tamit bëgg naa sombi bu baax a baax bu baax na nijaay mu ne ko waay booy waaye sëqët bi nag bokkul ak corona bi ngeen di daw bi moom pour maye bi la yàlla na jàmm yàgg. amiin jàmm rek am solo. wallaay jàmm rek am solo. waaw xam nga dafa am ñoo xam dañu complexé. non ñii lii bu xam nga yow sa ñàkk complexe moo tax toujours xoolal dañoo usé. mais monsieur le maire ñàkk complexe bi nga ñàkk complexe te xam nga ñii xamuñu ko. moo tax toujours ñu naan marteau yi mooy def effet ba tey. mais mënoo nekk taalibe di complexé. vraiment. voilà Talla Sylla. daram du daram très naturel bi sax amul fin. très naturel.
togg na ba mu neex ko fu mu yàq ko. monsieur le maire baanu fi nga jëm ak ñun ci mairie bu Thiès. non bu doon lépp dañuy wax fu mu doxee tàbbi. comme maye mënul tàbbi nag. mais na jeex. toggal yàqee rek. zombi la jeex de. da nga bëgg nga xam ne oxo yëpp du corona. du corona moo fi toog xam nga ne. allez on finit en beauté je rappelle que bu ca kanamee tuuti dina tombé ak 6 heures du matin jot di ngeen àndandoo ak Faty Dieng ak équipe bu rédaction bu télévision Futur Média Aïssatou Diop Fall dina bokk ci équipe bu suba bi comme ça ñu gunge leen yee leen ak ay actualité ba noppi itam expliquer leen ko comme ça ñoom bu ñu paree bu 9 heures jotee man ma doog a dellusiwaat ci antenne bi ci version magazine bu yeewu leen merci à tous ñu ngi lay gërëm Marie-Louise mardi prochain incha allah. incha allah Pape Cheikh maa ngi amaat un plaisir bokk ci clic bi di remercier monsieur le maire kontaan nañ bañ koy dégg fekk ay xale lañ. mit la woon ci ñun tey ñu bokk ak moom plateau c'est un plaisir. donc di remercier aussi ñi nga xamante ne ñoo jàpp ci mise en beauté bi. maa ngi remercier sama chérie comme d'habitude Arouna Li. Lalo Brousse sama rakk yi nag ñoom dañuy jàng. di liggéey en même temps dañuy def seen passion. c'est bien ça Ramatoulaye Thiam pour greffage bi make-up bi Mimi Touch daal yi nag allure boutique la. voilà merci Marie-Louise Aïssatou à tout à l'heure. waaw tout à l'heure Pape may gërëm ñëpp di gërëm Talla. sa nijaay. sama nijaay di gërëm aussi Mado. Glam Style bàyyi Mado. ak Max Maguette Thiam Lendor. borom exotique design ci la tenue. très belle. moom elle fait de très belles couleurs. Merci en tout cas bu ca kanamee donc on te retrouve ak équipe yu rédaction bu télévision Futur Média ci li nga xamante ni moo di info du matin je rappelle encore que ñu ngi gërëm Mado Marque su fekkee bëgg ngeen ci tenue yi le luxe à l'africaine mën ngeen dem Liberté 6 wala ngeen woo ko ci 77 789 64 64 donc ñu ngi koy gërëm bu baax Thioro à tout à l'heure. À tout à l'heure El Hadj gërëm bu baax ñi ñu bokkaloon plateau Déclic bi mardi prochain pour beneen Déclic ci kanam pour yeewu leen incha allah gërëm bu baax Maman Khady Mbodj wala Naaru Albamba pour la tenue depuis Turquie remercier Maïté pour les chaussures et remercier sama bopp pour la mise en beauté. voilà merci Thioro Mamadou Mamadou Ndiaye yow it ñu ngi lay gërëm bu baax rendez-vous ak yow ci rajo bi la RFM bu RFM matin jeexee ngeen accompagner auditeurs yi d'abord waxtaane corona bi def ci point ba noppi itam ñëw ci xalaas. incha allah voilà. moom pare na. da nga tëj maye bi. bon j'abandonne allez Mamadou Ndiaye yow it ñu ngi lay gërëm bu baax c'est vrai que depuis sànq yaa ngi ànd ak internautes yi ñoom tamit kenn demul ñu des parce que ni ñu ibbee la ñuy tëjee fàttaliwaat sénégalais yi que télévision Futur Média c'est une télé digitale. télé digitale la Pape Cheikh baa ngi gërëm ñi nga bokkal plateau bi di gërëm internautes yi seen réaction yi ñëpp gis nañ ko surtout ak hashtag bi di Déclic wala Déclic TFM gis nañ seen réaction mu nekk YouTube Facebook Twitter wala Instagram. yéen ñëpp gis nañ importance bi nga xam ne jox ngeen ko émission bi mais surtout ak invité bi di Talla Sylla maire Thiès gis nañ waa Thiès tamit seen réaction bari na gis nañ ko nii ci ni ngeen koy gisee nii ci écran bi bari na ci ñi nga xamante ni dañ ko doon félicité gis naa ni tamit am na benn communauté bu ndaw ci biir réseaux sociaux yi ñenn ñi tamit ñi ngi laaj mu gën a actif ci réseaux sociaux yi que ça soit mu nekk page Facebook am wala compte Twitter am ndax xool nañ compte Twitter am bu baax vérifié gëj na tweet depuis 2017 donc internautes yi nee nañ mu gën a actif lool ci réseau social bi di Twitter gis naa benn message bi nga xamante ni xam naa ni ça lui fera plaisir mu nekk benn message boo xam ne message d'encouragement la je pense ak complicité Pape Samb mu won ko moom Talla Sylla gis nañ ni kii da koy félicité kii di Pape Diagne moom dafa ni Talla Sylla est un maire modèle non seulement pour le Sénégal mais aussi surtout pour l'Afrique il est modeste sincère véridique et inspirant qu'Allah lui accorde longue vie santé clairvoyance réussite dans sa mission Pape Cheikh noonu la ñuy jeexale mu nekk message yi nga xam ne internautes yi réagir nañu ci kii di invité bi tey muy maire Thiès di Talla Sylla mu ngoog yow itam ñu ngi lay gërëm bu baax gërëm internautes yëpp ak téléspectateurs yi nga xam ne ñoom la ñu àndaloon on va se retrouver man ak sama clic mardi prochain en première partie de soirée merci à toute l'équipe de production dirigée par Pape Samba Thiam gërëm Bouba Ndour mi nga xam ne ni moo produire Déclic ci télévision Futur Média équipe yëpp ñu ngi leen di gërëm je reviens tout à l'heure dès 9h pour yeewu leen restez avec nous ci télévision Futur Média la première fii ci Sénégal